mbokk yi di teewlu Sénégal7.com Sénégal7 TV ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ñu dalal tey ci suñu plateau Bamba Dieng di président des jeunes agriculteurs du Sénégal Bamba ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Cheikh Abdou Khadre ñu ngi lay fay nuyoo bu baax. alors yow yaay président jeunes agriculteurs du Sénégal. kuréel gi lu mu làmboo. waaw merci beaucoup Abdou Khadre. Bamba Dieng président des jeunes cultivateurs du Sénégal kuréel gi li mu làmboo mooy jàppale jeunes yi nga xamante si ne ñi ngi ci àll bi. te nekk jeunes yi nga xam si ne ñoom ñoo majoritaire boo xoolee ñoom ñoo gën a nekk lu majorité ci réew mi ndaxte téeméer boo jël ci Sénégal yaakaar naa juróom-benn fukk ya ñi ngi ci àll bi di liggéey. mu mel ne nag ñëpp am nañ ay kuréel yoo xam ne ñi ngi leen di taxaw. magistrat yi sax boo ko xoolee am nañ ay kuréel yu leen di jàppale te ñoom ñoo yore wàllu yoon defe naa ne ñoom amuñu lu ñu tiit ci côté boobu mais teewul am nañ ay syndicats yoo xam si ne ñoo leen di défendre mu mel ne nag suñ côté boobu moom côté boobu dafa mel ni dafa ñàkk ku leen défendre ku leen jàppale. ci ban wàll ci wàll yëpp. ci fànn yëpp ci seen ay activités ci seen wàllu nekkeen ci seen situation. ci seen même ba ci seen vie familiale même ba ci être humain bi nga xamante si ne war nañ ko taxawee ci réew mi loolu gis nañ ne souvent day manqué ci lañ am initiative nag mën naa ne 2012 lan am xalaat bi ànd kook jeunes yi nga xamante si ne ñoo nekk ci département wu Louga yëpp ñu taxawal kuréel gi di ci dox ba fi mu toll nii macha allah ñi ngi ci avancement yu kawe kawe. d'accord alors ci wàllu emploi des jeunes seen kuréel gi ñi nga xam ne ñoo ci nekk jànkonte nañu ak wàllu chômage chômage nag buñ ko waxee wax wàllu agriculture dafay mel dafa am benn paradoxe parce que suuf si bëri na ci réew mi bëri na des terres cultivables yoo xam ne am na fi lan mooy jafe-jafe ba tax wàllu chômage yéen di leen sonal. waaw xam nga chômage foofu du fi am sax ndax ñoom am nañ métier ba pare ay nit ñu yor ay tool lan ay terres yu yaatu ay terres yoo xam se ne ay terres cosaan la doon ko ci seen ay maam ñoom am nañ métier c'est-à-dire ñoom nekkuñu yoo xam se ne dañ leen di wutal métier parce que bu xëy jotee dañuy xëy xëy na ni seen liggéey nag par 3 mois lay doon wala par 4 mois loolu ci session bi nga xamante si ne moom la ñuy bàyyee la voilà mooy ñi nga xam si ne dañoo féetewoo ci joor gi ñeneen ñi nga xam si ne dañoo nekk ci côté maraîchage beeg yooyu xëy na ñoom ñoo ëpp lu ñuy liggéey mais donc ñooñu yor nañ seen métier ba pare léegi kay métier mi mooy li ci problème mooy renforcement la manqué renforcement ak fekk leen fa ak moderniser ko loolu mooy wax ci mais ñoom yor nañ ay métier soxlaatuñ ñoom ku leen di wutal métier. li ci am renforcement de moyens renforcement de capacité transformer matériel agricole bi indil leen transformation boo xamante si ne day am ci wàllu industrialiser modernisation domaine agricole bi nga xam si ne ci la nekk ba pare moderniser métier mi ak système bi ñu yor ñu moderniser ko ba nga xam si ne ku ne da ciy mën a participer nga xam ne mën naa nekk lu large loo xam si ne même ñi nga xamante si ne xëy na juddoowuñ ci àll bi yàlla dogal ñu nekkoon fii mais man ngaa nekk ci taax yi yàlla dogal sa njàng guddut amoo benn métier yàlla loolu day am léegi nag lu jafe-jafe boobu bu amee yow war nañ laa mën a defal métier transformer affaire ba mu yomb ba yow danañ la mën a yóbbu fenn luyel la ay terre nga nekk di ci liggéey kon mën naa créer ay emploi d'autres emplois yoo xam si ne ñoom danañ leen mën a yóbbu foofu ñu yóbbu leen foofu ñoom ñu mën a liggéey loolu nag gis nañ ne dafa xaw a manqué ba pare mu xaw a am tuuti enclavement bu ci am maanaam dafa enclavé de trop dañ leen beddi voilà xaw leen a beddi ba pare naam ñoom ay milliardaires la parce que mënoo yor ay terres yoo xam si ne plus de 40 hectares wala 50 hectares am looy bëgg ci nit ki yow patron nga déjà mais ñoom xamuñu ko loolu danoo war a ubbi seen bopp ñu xam ne ñoom déjà ay patron lan parce que mënuñoo yor ay 40 hectares 50 hectares nit am benn 2 mètres carrés wala 4 mètres carrés fii ci Almadies man bëgg a jaar ci sama kaw bëgg maa wan ne moom mooy patron bi non du patron bi 50 hectares kenn du ko jëndee génn kër Almadies problème bi mooy ñun nan ngay amee 50 hectares ki am kër Almadies mën a dem ci banque bi mën a leb 20 milliards. yow nga am 50 hectares mënoo leb fukki junni
te loolu yaakaar naa loolu jafe-jafe la jafe-jafe bi nag mooy lan yow am nga carte d'identité am nga ndey am nga baay am nga ay terres yoo xam si ne sa terres maam yoo xam si ne say cosaan la chef de village bi mi ngi fi président maire bi mi ngi fi la sous-préfet mi ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi léegi nag état bi moom moo war a créer commission spéciale boo xamante si ne képp ku am ay terres yi cosaan te amul kéet da nga xam ne yow sa terres yi boobu ba léegi 400 ans yaa ngi ci nekk di ci liggéey état bi taxawal commission spéciale boo xamante si ne kat boo bëggee lépp commission boobu da ciy nekk témoin oculaire maire bi signé ci président comité rural bi maire bi signé ci le préfet signé ci chef de village bi signé ci notable yi signé ci loolu foo ko yóbbu yaakaar naa war naa mën a doy ci loo xamante si ne garantie la pour ñu mën laa yow lebal li nga soxla kon ni ni financer jeunes yi pour wutal leen emploi ak wutal leen am xëy il faut ñu teg ci xam-xam. dinañ ñëw ci très bien sànq yaa ngi wax wàllu modernisation domaine agricole yi. Prodac. moom ñëw na pour moderniser un peu l'agriculture. ak domaine agricole communautaire yi. loolu xanaa da ngeen ciy gisul. mais gis nga Prodac mooy c'est-à-dire man gisuma ne am na njëriñ parce que Prodac bu fi nit doon def ay étudiants nekk agrégé na bu dee droit lay def agrégé na bu dee médecine lay def agrégé na ban ko commencé ak léegi te xamagun lu mu def te yaakaar naa njàng moo ko gën a jafe mais boobu ak léegi mënoo xam lu Prodac réalisé man gisuma. ñu ngi ci chantier yi ba léegi. non ñi ngi ci chantier yi mais Prodac doxeen bi man gisuma ci importance. ah bon malgré président mi ko initié man moom laa àndal. mais gisuma ci importance ba boog ñin ko jox ñoom matewuñ ko. lu waral nga wax. parce que Prodac man jàpp naa ne. loolu danoo waroon a jël jeunes yi nga xamante si ne ñi ngi ci àll bi ñoom yor ay terre ñoom ñu wutal leen seen matérielu bopp. ñoom ñu mën a liggéey ba créer entreprise moo gën nga ñëw fekk benn dëkk nga jël fa 1000 terres collecter ko jox ko benn waaye mu nekk fii Dakar di dem ak dikk di dem ak dikk te du am benn rentable. maanaam ñoom boolewuñu si. ñi nga xam ne agriculture wala léegi 1000 hectares yi jàmbur yooyu nga jël. xam nga ci dëkk la dëkk boo dem am na suuf sa am na ay nit yu ko yor. pour le moment. provisoirement wala boo xamu nu mu demee mais am na ay nit ñu ko yor moo xam chef de village moo xam kii. mais am na yeneen place yu ñu leen jox buñ jëlee. ak lu mën a xew ak lu ñu leen mën a jox foo dem rek boo fa jëlee lu toll ne 1000 hectares rek xamal ne am nga ñoo agressé léegi nag loolu loolu da ngaa war a xool ban njariñ lay am maanaam après lan lay jur ci emploi léegi nga créé woon ay individualité moo ko gën nga renforcer ko mu dox moo ko gën ndax dañuy wax rek mais tubaab yi. ñoom seen ferme yi da ngay gis benn nit bu am ay ferme yoo xam si ngan di ferme gunóor sax bu génnee ci sama ferme dem ci sa ferme da nga ma koy indil maa ko moom gunóor sax day am borom kon mbir yi il faut muy am borom nit ñi il faut ñuy am ay héritage mënul ñàkk réew yëpp la am réew yi ñu gën a mag sax dafa am ay héritage yu dëgër yoo xam si ne nit ñi dañ koo am héritage yooyu ñu yor nag ci lañ mën a moderniser ko ba mu mën a créer emploi kenn du ko def nii ci fala wala ay spontané déedéet li fa am nga donn ko muy culture culture bu wér loolu ci nga mën a jaar sa culture boobu nga mën cee taxawal emploi bu wér parce que boo xoolee ñooñu seen emploi boobu seen i maam lañ ko donnee ba léegi di ci suturlu. d'accord pour parler de maam wax nga sànq ay terre suufu cosaan. ak anam bi nga xam ne expliqué nga ko pour que ñu mën a am ay financement terre yooyu jamono ji bëri na ay coow yu mu am ci wàllu foncier. ci dëkk yu bëree bëri. ci dëkku kaw yi. ak coow yooyu am yaakaar nga ne yow démarche bi nga proposé dina mën a possible. ak coow yi di am ci wàllu foncier. coow yi li ci am yëpp ay tayef dong la coow yi man lu yomb rek lewu la. lu xam ba pare dëgg tànk bi la coow yi dama la dëkk boo dem. ak lu mu sori ci Sénégal xëy na fii ci télé yi la ni nekkee wax mais dëkk boo dem ci Sénégal suuf sa xam nañ fam yam xam nañ ña ko moom xam nañ ña fa seeni maam nekkoon plus de 600 ans wala 400 ans yoo xam si ña nga fa nekk di protéger loolu ñoom mosuñoo xam fenn nekk fa am na ci suuf yooyu ay bali fital lañ ko jotee danoo xeex aki tubaab ba jot ci wala xeex aki buur ba jot ci muy nekk loo xam si ne ay lewloo yoo xam ne si ne loolu dañ leen koo daggal est-ce que yaa ngi dégg muy nekk lu leer boobu ba léegi ñu di ko sàmm ñoom mosuñu faa jóg chef de village bi daf fay nekk notable ba ne fa imam ba ne fa dama ne la suuf soo fi dem boo jaaree ca chef de village ba jaar ca imam ba jaar ca notable ba xam nañ ko moom xam nañ fam yam xam nañ ñun ñoo ko moom léegi nag li ci nekk mooy suuf néewuñu rek ki nga xamante si ne moo ci cosaanoo tamit daf cee war a tëdd rek déedéet état bi moom lépp mais état moom moo war a am fulla ju tonne du jël lu tonne fépp suuf te defu ci loo xam si ne day yitteel nit ñi parce que état du dara lu dul nit ñu booloo bokk gis-gis bokk jëm-jëm wërta laal dara te du yitteel nit ñi
lan la war a yittelee nit ñi projet bii kat yéen suuf si yaatu na mën na noo am fii yéen du tee ngeen am fu ngeen di kii fu ngeen di liggéeyee léegi nag ñun buñ ko jëlee ñun danañ leen ci defal da ngeen ci fexee nekk actionnaire waxuma ñu tabaxal ñu ay kër yoo xamante si ne 20 millions la de jël sa milliard tabaxal ma këru 20 millions loolu lu ko gën a ñàkk nekk xam-xam amul jël naa sa suuf da nga ci nekk actionnaire ba ila abadan même bu amul kër sax te yow nga ko doon protéger ba léegi wax dëgg yàlla kenn warut a jaar ci suuf rek ñëw ñu defaral la kër nga ñëw loolu ëpp doole dong la mais xam nga ne nekk ci ab dëkk nekk fa lu ma téeméeri at ñu jékki-jékki jël li nga fa yoroon di ko suturloo benn yoon loolu lu ko gën a ñaaw amul léegi nag nan ko buñ ko jëlee même bu amul kayit nga xam ne ignorance moo tax wala ñàkk a xam yow nan leen jël wutal leen kayit defal leen ci ay actionnaire chef de village ba ne fa ñëpp ne fa bu ko defee jàmm ne béy ak lu mën a xew buñ ko waxtaanee jafe-jafe du am suuf yi nga fi gis yëpp am nay borom tappale rek a fi nekk mais suuf yëpp am borom lu fi amul borom amu fi yàlla wàcceewut ci suuf lu mu dénkul nit loolu da nit ñi il faut ñu xam ko yàlla li muy wàccee soxlawu ko nit dong la koy dénk te amu ci luy utiliser doomu aadama ay utiliser lépp doomu aadama moo nekk ci kaw lépp yàlla mi ko bëgg ba teral ko sagal ko mooy doomu aadama mooy utiliser lépp mais amut luy utiliser doomu aadama nan bañ a jël matériel xaalis xam-xam amu ci luy utiliser doomu aadama. D'accord alors ci wàllu emploi des jeunes. Conseil présidentiel. amaloon nañ ko. ci fan yi ñu weesu ndaw yi ci Sénégal yëpp nee nañu ñëw nañu daje ngir diis njiitu réew mi lii seen jafe-jafe ci wàllu xëy yéen jeunes cultivateurs yi yéen a nga fa woon waaw président de sama xarit la lool tu ko bëgg laa waaye conseil présidentiel boobu lu ma gën a naqari ci la bokk ndax conseil présidentiel boobu nga koy woote structure jeunes cultivateurs yi ne fi yow nga ne plan Sénégal émergent moteur bi mooy agriculture laa jël comme moteur ñun ñu ñëw fa ñu bi ñuy sélectionné yàlla dogal ñoom jotuñu ñoo sélectionné ñu ñëw ci salle bi ñu ne président ubbi na débat bi dañuy wax yëkkati leen seeni kàddu ku bëgg a wax na nga jóg taxaw ñu jóg taxaw ñu ma defee noonu démocratie dana fa am ñu jël côté droite bi di wax ba Ibrahima Diédhiou bu RTS daan ne man côté bee moo ma neex man ma yëkkati sama loxo daan ne ko le président des jeunes cultivateurs sont là. te yaa waxoon ne kat moteur bi ci plan Sénégal émergent mooy agriculture laa jël ma yëkkati sama loxo wax ne maa ngi nii colonel bi woo ma ba ma ñëw mu ne ma da ngay perturbé ma ne ko bu ma duggaatee dama koy waxaat parce que damay wax ñor na ma te ay nit ñoo nekk ci sama gannaaw fii dama fay war a wax association yi fi wax yépp gisuma bu ci boo xamante si ne xam naa la fa xew lépp bu fekkante ne marche bi amoon moo tax ñu di ko def jeunes yi doon sànni fii xeer ak a toj kenn ñëwut woon ca salle ba ñun ñoo fa nekkoon ñun ñu bokk APR ak ñeneen. conseil donc ndaw yi fa ne woon kon nag man bu ma fa nekkee. ñoom ñëpp waa APR lañu. bari na ca waaye dama ne la ñi doon sànni xeer moom gisuma leen ca salle ba man conseil présidentiel bi lu ma gën a naqari ci la bokk mënumaa joree structure bu ton noonu ñuy tànn ñu ne léegi yow man ñuy te kat ñi doon wax ñëpp ñi jëloon participants yi doon wax yëpp ku ci wax. ci agriculture ngay daaneele sa wax daane waaw nañ jël référence ci agriculture te yow représentant bi fi nekk boole woo ko ci tànnoo ko sélection bi daal man wax dëgg yàlla nee na nag gouverneur yee tànn xawma préfet yee tànn mais tànn boobu lu ma gën a naqari amul parce que man dañ ma caa liggéeyloo man ma liggéey ci lu ko gëm a nekk dañ ma cee liggéeyloo CDD lan ma woo ma dem bind def sama xalaat ñu woo ma CRD ma bind def sama xalaat jox ko gouverneur jox ko préfet indi ko fii présidence joxe ko ministre de l'intérieur joxe ca xalaat ci sama xalaat yu rafet joxe ci samay argument yu leer nañ léegi nag ba ñuy tànn ñoo xamante si ne du structure du lu kenn xam yaakaar naa loolu yaa xëy ñun mënuñu koo rafetlu ci da ngay wutal nit ñi emploi xëy na forme ba nan ko xalaatee baax na mais ban demee ba ca biir nan ko doxalee ñun loolu lan amul contentement. d'accord gannaaw doxalin bi dinañu déployer lu toll ci débloquer lu toll ci 450 milliards. ngir régler problème mu xëy bi. 2012 ba léegi. Macky Sall mu ngi fi. 9 ans. ba léegi amuñu solution ci wàllu xëyu ndaw yi. tey ñu ñëw. bëgg ci def 450 milliards. yaakaar nga ne loolu mën na saafara jafe-jafe bi. waa xam nga 450 milliards yi. dafa am lu ko waral muy li fi xewoon. ba jeunesse bi wàcc président Macky Sall ci taxawaayam mu taxaw ne kat
450 milliards danaa ko génnee pour jàppale sama ndaw yi dëkk ndax dégg naa leen loolu rafet na gaa. rafet dafa ko ci 9 ans yi fi nekk. non du cee gën a rek état nag du cee gën a lépp da nga koo bëgg a def ci benn togg yaakaar naa boo yoree sa kër sax booy togg da nga naan tey ji damay togg ceebu jën suba. mbaxal gannaaw suba ci non gannaaw suba attention taxawal am réew day dox yooyu nan ko ba. ay defu ko ci 2013 ak defu ko ci 2012. mais Coulibaly déedéet logique autorisé wu la. déedéet xam ne dafa ko si juróom-ñeent gis nga yàlla man xoolal yàlla ëpp ñëpp doole moo man ñëpp te du moroomu kenn. taxawal rek lépp dafa am sabab. alxuraan sax bi mu koy wàccee da koo wàccee par ay temps bi fii dëkk bi fii Madina nangam yi tudd Makka voilà noonu la ko wàccee ba mu léegi dama ne la am réew mënoo ko yor ñu naan la nga def dara ñu naan la lu tax defoo ko woon 2013 lu tax autorité yi fi nekk Senghor defu ko woon lu tax Abdou Diouf defu ko woon mais réew continuité la day dox léegi nag li ci am solo xam nga du def geeg ñàkk na koo def li ci am solo ni ñu koy partagé yaakaar naa jeunes yi wàcc fii yi dafa am beneen base dormante boo xam si ñi ngi ci àll bi ñoom yëguñu woon lu xew ñoom dañuy xëy liggéey seen yoon nekkuñu woon ci marché yi bu ñu waxante dëgg doole ji dëgg Dakar la ëppee ñu fi nekkoon léegi nag Dakar googu mu ëppee booy séddale njëkkeel ci Dakar gi nga xam si ne moo njëkk am problème nit ñi yanu saakoy ceeb di yanu ay xandi diw di yanu ay meew ñooñu nga war a njëkkee pour régler ko ba pare. mooy kaw yi ëpp jafe-jafe wala waa Dakar ëpp na jafe-jafe mais taxawal rek ëpp na jafe-jafe mais ñoom it seen jafe-jafe dafa nun koy régler jafe-jafe bi ngay régler fii Dakar bokkut ak bi ngay régler dëkk àll yi munul nekk yemuñu dafa mbir yi dafa am nu muy doxee léegi nag dëkk fii nga régler nga jël fonds spécial boo xam si ne ñoom jeunesse urbaine bi nekk fii am jafe-jafe nga xam leen nga identifier leen loolu état mën na koo def ci juróom-ñaari fan Yëmbal Pikine wala et cetera Nord Foire jeunes yi fi nekk yi am jafe-jafe nga xam leen identifier leen nga xool leen kenn ku ne ci lam man ak am nañu ñooy it mënuñu dara loolu day am loolu yàllaa doxalee noonu àdduna kooku mënul dara dañ koo war a supporter kenn waru koo betti ndax boo demee ci réewi Europe yi nit du am dara du man dara day nekk colossar te dañ koy fay loolu 400 milliards yi c'est normal dafa jaadu sax. d'accord waxuma sax nit ñi jox leen ko pour ay métiers yooyu mais boo demee ci réewi tubaab yi dañuy fay nit te du liggéeyee dara. d'accord te jeunesse su Sénégal am na loo xamante si ne gàcci ngalaama ñoom Abdou Khadre da ngay judd doo fi fekk benn héritage tubaab yi ñaari doom ngay am xam nga contexte yi du benn ñaari doom ngay am wutal leen compte banque bu ñuy am 18 ans parce que mën na ñoo fekk ci seen compte banque 60 millions wala 40 millions ñun sa papa day am lu ma 6 doom wala juróomi doom. benn héritage doo ko fekk yow yaay góorgóorlu ba yóbbu paa bi màkka yóbbu sa yaay màkka tabax kër gi yaakaar na doo fekk dara lu dul wax ju rafet sa maama fi nekkoon héritage boobu nga fiy fekk kon yaakaar naa jeunesse boobu te teewul ñi ngi am jom am fulla taxaw di xaar yaakaar naa jeunesse boobu neex na noo jàppale man du ma ne réew mi kenn bon na bonuñu ndaxte situation moo fi am mooy comme mi doyut problème yi bari na loolu moo waral rek xale yi def yenn yi mais yaakaar naa jeunesse su Sénégal gàcci ngalaama ñoom. yaakaar li ñuy dund nii. tubaab bu ko dundoon da ngay xaru. d'accord kon nag loolu ci wàllu 450 milliards yi Bamba sànq yaa ngi ne ci conseil présidentiel bi ña fa ëppoon. mooy waa APR. yow jàppoo ne Macky Sall dafa jël le contribuable sénégalais à hauteur de 450 milliards. ne da koy jox ay ndaw yoo xam ne dañu bokk ci benn parti. bàyyi ñeneen ñi nga xam ne Macky Sall li mu lancé am na solo. conseil présidentiel bi li mu lancé am na solo waaye liñ ko indil moo dul loolu kay am naa ci droit ña fa nekkoon dama ne bu fekkee xam nga ñi doon manifester tax ñi doon manifester moo tax président def yii yëpp mais dama ne ñi doon manifester nan wër nan def micro-trottoir kenn nekku fa loolu kay maa ko wax ñi doon manifester fii di toj dëkk bi kenn nekku ci woon jam ñaajo ci conseil présidentiel bi man Bamba Dieng maa ko wax. maanaam waa APR rek fa nekk. xawma waa APR la xawma waa réew mi. waaye kenn nekku foon ci ñu doon manifester. waaye nag président li mu yëkkati am na solo trop. léegi nag ñun li nga xamante si ne moo ñun war nañu ci ñun ñi nga xam si ne ñooy les jeunes rideaux yi nga xam si ñoo nekk ci àll bi maire boo xamante si ne taxawoo ci nga wax lu leer na la leer na sa défaite moom organiser nga ko ci financement yi. d'accord parce que nit ñaa ngi dem di yori fooy di yore kaye di bindu naan xaalis bi man mii dañ maa woo ba ma sonn li ci am solo nag ñun am nañ ministre tutelle professeur Moussa Baldé président Macky Sall li jëm ci nga xam si ne ay baykat lan foofu na ko jël mu jaarale ko foofu. est-ce que yaa ngi dégg mënoo jël wàllu ñi yor projet agricole dem jox ko DER buy financer ki nga xam si ne numérique lay def
dem jël projet agricole bi dem financer ko kay def numérique waa réyoo léegi waa jeune kii parce que Amadou Sarr lu mu xam ci ñun boo ko woo du jël lijjantiwu la faalewu la yeneen lay lijjanti waa kooku nan nga koy jëlee nag ñun ñu ku yor projet bu fiable. jotu leen ci ay financement waa taxawal rek ku yor projet bu fiable. ngay wër Amadou Sarr pour yow nga nekk jeune cultivateur di wër Amadou Sarr pour mu financer la ko yow président jaarale xaalis bi nga xam ne si ne moo jëm ci monde rural bi ci moom mu dem financer ko ki nga xam ne si ne ci technologie la nekk. procédure yéen yu leen war a topp aussi. pour procédure fii procédure yëpp xam nañ ko parce que li gën a jafe sax. voilà li gën a jafeeti mooy. lien bi n'est pas question seulement nga bëgg mooy li gën a xam nga man xam nga man maa ngi yor lien bi man lien bi maay woo maay woo jeune cultivateur di leen ko envoyé. lien bi ñu joxee woon lu ko gën a technique amul. loolu bari na ci ñooñ ñi nga xamante si ñi ngi ci àll bi yor ay projet duñ ci bokk. ndax duñ xam lan la xamuñu sax li xew. kon loolu yaakaar naa day poser problème loolu yaakaar naa li nga xamante si ni jëm na ci monde rural bi man bu ma sañoon. daf koy jox le professeur Moussa Baldé ministre de l' agriculture bi nga xamante si ni moom toujours mi ngi wàcc ci terrain bi wax dëgg yàlla mënuñu lu dul gërëm ko nag sant ko foofu dama fiy taxaw tuuti le professeur Moussa Baldé wax dëgg yàlla taxawaayam ci mbay mi wax dëgg yàlla mënee su lu dul rafetlu ko. ren li ñu am ci gerte macha allah maa ngi gërëm opérateur yi nekk Louga yépp macha allah li ñu am ci gerte devoir am la parce que looloo tax ñu def. waaw devoir am la mais tamit moom mi ngi ci parce que dafa wàcc sur le terrain xam li xew di lijjanti baykat yi di lijjanti fu mu toll boo ko woo téléphone mu jël boo ko bindee mu jël doo jël audience xam na ne ci secteur bi nga nekk moom nekk na sa Baay Faal moom moo nekk suñu Baay Faal ñun ba pare macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat. ba mu fi ñëwee ba léegi macha allah béykat yi wax dëggal koo ci wax ñu ne la gonga li si des dama koy bañ a kii. devoir am la ok maintenant wàllu conseil présidentiel boobu wax nga défaillance yi ci am. ak seen yaakaar bu tas bi ci am. ba tax nga ne da ngeen di def benn forum de l' agriculture. waaw xam nga forum d' agriculture mosul am ci réew mi. France salon d' agriculture moo am nanga mais forum yi fi am yépp forum d' agriculture amul léegi nag ma initier forum d' agriculture boo xam ne il faut la ñu def ko woo jeunesse bi ñu ñëw représentants yi nekk ci région yépp 14 régions yépp ñëw wax ñu war ko fu mel ne Café de Rome incha allah ñu woo leen fa ndax c' est la première fois mosul am. Bamba est-ce que jafe-jafe amul yow yaa ngi ne salon de l' agriculture ba pare bëgg ko def ci hôtel lu tax defoo ko ci biir tool yi. gars yi indi seen li nga xam ne moom la ñuy produire ñëw teg ko ci c'est-à-dire que le espace bi nga xam ne moo gën a adapté xanaa yéen tamit nag li tax a jóg forum de l'agriculture boobu waaw gazu Sénégal ak pétrole gazu Sénégal ak pétrole Sénégal lu tax ñi koy waxtaane demuñu ca fa mu nekk defee ko fa pourquoi dañuy dem ci hôtel bu luxe dem defee ko fa APR daal noonu. voilà dama ne déedéet da ngay déglu bu baax dama ne la gazu Sénégal. ak pétrole Sénégal. lu tax buñ koy waxtaanee duñ dem ca Gajaga wala ñu dem fa pétrole bay génnee ca géej ga. fan koy génnee fa gën a suufee ca géej ga ñu toog fa ñu defee ko fa dañuy ñëw ci hôtel bu seer ñu defee ko fa. mais ñun pourquoi nag duñ ñëw ci hôtel yi c'est la première fois pourquoi dañuy ñëw ci hôtel yi waxtaanee ko. buñ ko waxtaanee pare tënk ko xam nga dem ci àll ba amu ci njariñ de xam nga lan moo ci am njariñ. ñëw ci hôtel bi waxtaanee ko tënk ko ciy kéet comme ni ñëpp di tënkee jébbal ko président de la république na ko ñun lii leen bëgg. bu ñu paree def ko ci tiroir yi. loolu moom seen affaire la man loolu te yaakaar naa président nag doxeewul noonu yaakaar naa njëriñu forum boobu waaw njëriñu forum bi mooy ñun danañ wax li nga xam si ne moo ñu war ñun def ko ci document yu leer nañ ndax jàpp naa ne man la logements sociaux yii musul am benn jeune cultivateur wala benn agriculteur bu ci bénéficié wu te ñi ngi te mënoo jël am réew ñu ne voilà est-ce que wóor na musul am ci Sénégal wan ma cité agricole musul am cité bu ne dégg nga ko cité ñax sax am na mais cité agricole musul am te les jeunes cultivateurs ñoom nee nan mën nañoo rester ci seen dëkk yi ñu fekk leen fa defal leen fa ay cité ñu di ko fay comme ni ko fonctionnaire yi fayee foofu lañ toll parce que am nan capacité bi am nan moyen bi loolu dañ koy wax forum bi loolu dañ ko cee bëgg président ni muy choisir ci cité yi ñu choisir ci commune bu nekk cultivateurs yi fa nekk nan bindu plateforme bi kenn ko ci xam ci cultivateurs yi amul mais bëgg naa bu bis baa danaa ko jox loolu lépp ci mbay la. oui mais mbay mi li koy développé yow da nga ma wax affaire logement ki ci jëm mais mbay mi lu koy développé. waa développement daa mën a passé yow développement Sénégal mais àdduna. réew yépp système boobu moom trouvé nañ ko mooy war a faju ak foo mën a ne war a am ndox moo naan ko ak foo mën a ne. war a am sa dawalukaay dawal ko am kër goo tëdd loolu du wërsëg du liggéeyu ndey. loolu Sénégal dañ ko bëgg a jàppee wërsëg loolu nécessité la bu jëngee ci doomu aadama amatul dara mais loolu mooy jafe-jafe bi
war a faju war a am war a dem déplacé wu dem war a faj sa soxla faj ko te sa dignité du ci manque loolu ñun li ñu liggéey daf ñoo war a jural loolu mais mënuñu ne rek ñun dañuy liggéey dañuy sëgg comme nii na ci àll bi di liggéey te ñun buñ paree ñun buñ bëggee faju duñ ci mën a faju buñ bëggee jàng duñ ci mën a jàng buñ bëggee am kër duñ ci mën a am kër ñun buñ bëgg lépp luñ bëgg loo xam si ne nécessité la ci doomu aadama duñ ko ci mën kon ke li ñuy liggéey lu muy jëriñ. D'accord alors ñu jóge ci loolu xam naa ne certainement di ngeen poursuivre travaux yi. bu 19 juin jotee. incha allah 19 juin la. waaw si ngeen koy amal incha allah. léegi ñu wax ci wàllu élection yi. pour daaneele foofu. candidat nga ne ci mairie bu Mbédiène. ci département bu Louga. waaw lu sabab sa candidature. waaw Mbédiène moom incha allah bëgg nañoo ànd ak askan wa. ndax ñun. tëbuñu tëb rek ne dañuy nekk candidat wax naa ko ci match de football bu ma tuddee woon falaa ko déclaré woon mais dama ne communes yu sous-développé yii ñun dañoo nekk commune boo xam si ne ci Mbédiène dafa enclavé wu barki démb dem naa bureau Samba Diobène Ka ma ne ko dimbali ñu yoon bi bu fekkante ne mënoo koo tabax ba sagata nga tabax ko ba Kër Morabdou ba mu jël note le ministre de développement communautaire Samba Diobène Ka ñu ngi koy gërëm léegi nag loolu ci boppam li tax ma ne candidat la gis naa ne ñun dañoo nekk ci communes yu sous-développé te commune yooyu pour nga yor ko bëgg a di jël ba salaire ba day metti ma taxaw ne leen man de fii laa koy wax danaa ko bind noir sur blanc imam yi chef de village yi man sama salaire man rek maa ko fa waxagul du ma ko jël danaa ko organiser xool lii ci étudiants yi lii ci xale yi nga xam ne ay ouvrier lan yii yeneen yi nga xamante ne war naa am ci ay infrastructures yu ci am ma séddale ko foofu du leen matee dara de. du leen matee dara attention boo ko dajalee année bi day nekk 18 millions. 18 millions man mën naa cee def centre boo xamante ne pour la jeunesse foyer de jeunes mën naa ko cee tabax. est-ce que yaa ngi dégg. dina àgg kay dama ne la année bu jot 18 millions la 18 millions yooyu bu ma ko séddalee. mën naa cee am parc automobile boo xam si ne képp koo xam si da ngay yëngu ci mécanicien parce que loolu amu fa mën nañ laa jël foofu nga ne foofu. ñu wutal la ma wut ñaari mécaniciens yoo xam ne dama leen di former ban ay ñuy jàngal nit taxaw rek. est-ce que bëggoo poste bi tax ngay wax. non loolu dama ko wax dama ne la. parc boo xam si ne man maa koy defar ci loolu. ñu ne fa lépp luy wàllu oto ak lu jëm foofu ñu dem di ko fa defaree. defe naa suufu dëkk boo ko jaayee war nga caa defar benn parc bu yaatu boo xam si ne mécaniciens yi lépp luy mécanique foofu lay dem nga xam si ne da nga fa jël ñaari mécaniciens nga embauché leen ci biir maire bi wala nga wutal leen contrat boo xam si yow yaa leen di fay dootul nekk yow dañuy xëy di liggéey yow yaa leen di fay yow ñuy former yeneen xale yi nga xam si ne bëgg nañoo liggéey di dem Louga di ko jàngi duñ am fu nekk duñ am kër gu nekk étudiants yi ak yenn yi nga xam si ne dañuy dem ba lycée am problème nga dana man loolu sama moyen sama jëmmi bopp lay doon man maay wut parcelle bopp maa koy jënd def ko ci maire bi tabax ko képp koo xam si ne waxuma nag ñëpp de waaye ku dem ba nga xam si ne amoo foo nekk situation tax nga bëgg a bàyyi ñu dugal la foofu ngay jàng foofu nga am foo nekk di fa jàng ànd voilà kay loolu sama projet la yoo xam si ne xalaat naa ko pour teg ko beneen bis des Mbédiène amul fenn foo xam si ne mën na faa réunion fu dul commune ba dana ubbi benn place boo xam si ne ci loolu 5 ans yi danaa ko organiser ba nga xam si ne yooyu danaa ko réussir social bi imam ya fa nekk amul benn imam boo xam si ne wala benn sëriñ boo xam si ne julli korité tabaski dana ñëw ba nga am 1000 francs donte salaire boobu ñu koy def par ñetti junni sax ñu woo leen léeg-léeg ñu jox ko imam yi parce que imam dafa metti fii léegi bu ma ne loon bindal ma fii benn affaire léegi da nga naan ma fay ma mais xoolal yow kaay ñu nit ñi taxaw ñu ne la kaay jiite ñu ci yàlla mas ngaa gis loolu te duñ la jox dara loolu dafa métti loolu dañ la commune bi da cee war di participer jox leen ay subvention association ya fa nekk ma leen di subventionné loolu mooy sama programme te dama leen man du ma jël sama salaire kon yaakaar naa loolu bu ma ko waxee waa Mbédiène nag loolu lañ gis ba satisfaire ma ba ne ma kat ñenn ma yaa ñu doy ñëpp da wóoru ma waaye am na ñu ne ma yow leen wóolu li nga ñu wax nii day nañu comme programme moo tax ma engagé wu nag pour bëgg ànd ak ñoom parce que li tax ma ne du ma jël sama salaire man bi ma jógee fexe naa ba taxaw sama bopp ba nga xam si lu ma dundee yaakaar naa bu neexee yàlla dootul ma të fii ma toog maay chef d'entreprise Thiaka Universel. D'accord. Opérateur semencier la maay président des jeunes cultivateurs macha allah kon yaakaar naa tam ñoom maire ba la muy fayeeku ak i adjoint man mën naa koo fay. fii ba élection kon yaakaar naa bala ngaa mën a lijjanti nit ñi da ngay fexe ba yow lijjanti sa bopp mënoo lijjanti sa bopp boo bëgg a lijjanti ñu bëgg laa jox 70 villages loolu dañ koo war a xoolaat nit bala ñu koo dénk dañuy xool ba xam mën naa lijjanti boppam mag ñi kat jabar
moo gën a yomb loolu te bala ñu la koo may danañ la xoolaat ndegam jabar ko bala nga koo may nit da nga ko xool benn nit da nga ko xoolaat jomam xaal engagement xool ba xam mën na ko yor assurément nag juróom-ñaar fukki dëkk bu ne ci am lu mat ñetti junniy nit wala junniy nit nga bëgg koo dénk koo xam ne mënut a lijjanti boppam lu la dal yaa ko teg sa bopp. d'accord lan mooy nekk sa dernier mot Bamba. waaw li may wax rek mooy gërëm yàlla. sant ñëpp di wax ne tamit Louga mënuñu fee ñëw ba dem te duñu gërëm ñi nga xamante si ne ñoo fa nekk ñuy politigandoo ak ñoom ku mel ne le ministre maire Moustapha Diop nekk maire Louga macha allah yàlla dimbali ko ba nga xamante si ne moom liggéey na ba nga xam ne xëy na candidat moom adversaire moom mel na ne du ko am parce que ay action am ak programme am ak góorgóorloom. liñ koy ŋàññi yëpp si yorinam. yore loolu fii Dakar la rek ñi bëgg a mos rek a koy wax waaye waa Louga waxuñu ko de Moustapha Diop. ñi bëgg waa Louga nag dama ne la Moustapha Diop koo dégg. waa Louga wax nañ ko nag. waa Louga ku ko wax. waa Louga wax nañ ko de. ku ko wax. waa fii Dakar koo fi dégg mu di ko ŋàññi da ko nee nañu Moustapha Diop du toog mukk Louga. Dakar fii lay nekk bàyyi waa Louga fee ñuy tumuranke si seen i jafe-jafe. loolu da waa Louga waxuñu ko. ñoo ko wax de déedéet man Louga dama ne la. Louga fa laa nekk du ma toog te noppiwu ma. te 40 place juróom-ñaari grand place ya fa nekk yépp bis bu set bu ma xëyee dem ca damay déglu xam naa xàmmee naa te buñ ko waxoon ma ne la wax na ko. Louga kenn waxu ko ku ko wax tappalekat bu nekk fii dong la bëgg lu mos. ñun déedéet ñun xam nañ réew mi ni mu tappalekat bu nekk fii la bëgg lu mos. waaye Moustapha Diop ko wax si samay nopp. dama la Moustapha Diop ndaw la. amagul ñeent fukki at. dem jàngi France ñëw. def lii mu def dama ne nit nag am na loolu bu ko defee mënoo lu dul na ko gàcci ngalaam wax dëgg yàlla dimbali na ko ba liggéey na ba adversaire amu ko Louga du lu mu joxee nag du lu mu def dara ay action yi ko yi mu def moo rey ay adversaire am moom reyut kenn ay action moo rey ay adversaire am action yi mu def rey na adversaire am yépp ba Louga macha allah amu fa adversaire incha allah day ñëw rek jàll. jërëjëf Bamba. waaw jërëjëf Coulibaly. ba beneen maa ngi lay sant di la gërëm. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.